أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما المنزل عليه قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamee ni xayru walidin xiina walada wa xayru mawludin xiina wulida moom yonente bi nga xamee ni bi mu nekkee waajur mooy waajur bi gën ci waajur yi ba mu nekkee ti tamit di ak ndoom moom mooy doom bi gën ci doom yi yal na yàlla wàcce yërmande ci kawam ak saxaabaam yi nga xamee ni ñoom la waxoon joxoñ na leen ni ñii kat samay saxaaba lañu ay biddéew lañu koo leen ci roy rek déggeen jub ñu ngi kontaan am mbég di dajeek yéen ci suñu jotaay bi ci waxtu wi suñu xel di dem ci ñetti pénc wala ñeent yi nga xam ne lañ ko daan séqal at bu jot ñu daan safoo lool daan ñu déglu ci waxtu wi daan ñu bëggee waaye daan nañ ci yónnee ay ñaanal yu bari xam naa ba ma leen bëggee lim dana bari damay gàttal rek fu ci nekk ma am ku ma ci jël mu yóbbaale ña ci des muy tàmbalee ko ci ay ñi nga xamee ni mooy suñu kilifa gox ba ñu nekkoon te wala fi nee na ku wal mburu tudd dëkk ndax gox ba mooy commune Tivaouane Diacksao ñu koy tàmbalee ci madame la maire ba fa nekk di ko nuyu yal na yàlla jàppale leen taxawal leen ak ñi koy dimbali ñu teg xel ci suñu aima yi nga xamee ni ñoo ñu jiite foofu ki ci njëkk di suñu imam bi nga xamee ni mooy suñu jumaaja ka koy jiite ak ña topp ci moom ñëpp mooy imam Lamine Ba ak imam Khadim Seck mi nga xamee ni ci waxtu wi daan nañ bokk jotaay ci conférence boobu waaye may joxe turu Bilal Ba muy Amadou Sow mi nga xamee ni moo daan coordonné lii moo koy jaarale ci seen président Amadou Lamine Fall Jaay magistrat ñoom ñëpp ma leen di nuyu yal na yàlla fay leen duñu fàtte suñu yaay ja jiite jigéen ña muy maire Fall bu ñu jógee foofu ñu nuyu suñu penc beneen bañ daan defee conférence tamit ci waxtu wi tamit buñ fi masaan toll muy Diacksao Waalo ma koy tàmbalee ci suñu baay ja imam Daouda Gueye di ko nuyu di ko sargal di ko ñaanal ak ñëpp ñoo xamee ni ñoo topp ci ginnaaw imam Abdou Ndiaye may nuyu tamit coordinateur bi nga xam moo doon coordonné conférence bi mu yóbbaale ñëpp muy imam sama rak Omar Fall di ñuy waale suñu baay Bekaay Fall ba yàlla na ko yàlla sàmm fàttewu ma délégué de quartier mu yóbbaale délégué de quartier yëpp Medou Ndiaye buñ fa jàllee ci penc ma ca des muy penc Diacksao Xaali Ndiaye ñoom it ci waxtu wi daan nañ leen amal dimanche boo xamante tamit dañuy tànn ak waxtaan waaye ñoom it bu ma ci tuddee ñenn dinañ yóbbaale ñu des ndax dañ ko daan def at bu jot ma koy taxawee di ci jiital seen imam Samsudin Diane
di suñu baay bu baax di ci tofal mu yóbbaale imam yëpp ma tofal ci nag seen coordonnateur ba muy suma mag Hadji Mansour Fall mi nga xamee ne wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet lay taxaw ak ñëpp ñoo xam ne ñoo seq jàkka ja. may nuyuwaale foofu tamit jigéen ñi yóbbaale rek madame Mbodj wala madame Diagne di Safiyatu Mbodj muy inspectrice bi nga xamee ni moom it moo daan yóbbaale jigéen ñi ci taxawaay bu rafet yàlla na leen yàlla jàppale. ma rëcc rek eggale jeexal ba ca penc ba ca des mooy wàqi naan nga xam ni suñu mag suñu kilifa waaye suñu soppe imam Mansour Ciss mi nga xamee ni moom moo nekk ca jàkka ja muy jotal nuyoo imam ñoom Abu An ñëpp ñi nga xamee ni daan nañu fekke suñu jotaay yi di ko rafetlu yal na yàlla sàmm leen. jeexalee ci rek sama mbokk ya nekk fële ca Tiwaan Pël nga xam ni ñoom seen waxtu sax ñëwagul ñu ngi ñaan yàlla balaa ñuy àgg foofu mbas mi jeex waaye ñoom tamit daan nañ taxaw ak ñoom taxawaay bu rafet ki leen jiite woon di imam Assane Pen ay Ousseynou Pen kon mi nga xamee ne moom mooy seexu suñu sëriñ boobu di imam Assane Pen. wax dëgg yàlla ñëpp ñun doon bëggee ci waxtu wi daal suñu xel nekk na ci ñoom moo tax comme mënuñu jote ñu jël nii tamit contexte bi nga xam ne moom moo ñu imposé lii ñu ne duñu mën a toog noonu lu dul ñu participer ak ñoom bokk ak ñoom jotaay bi. kon loolu rek ci gàttal ndax bañ a guddal loolu moo taxoon ñu yéene def conférence bi ci en ligne. su ko defee loolu ñuy ñaan yàlla li nga xamee ni moom moo fi wàcc ñu wax ni allahumma rabbi naas izhabi bash wa anta shafi shifaan la yughadiru saqama. yow yàlla daal yow yaay borom ay yow yaay faj yàlla nga saafara boo xamee ni buñ fa jógee dootuñu gis jàngoro yàlla na nga ko teggil àdduna bi yëpp. wax dëgg yàlla ñun ñëpp tey jii delluwaat nañu ci yàlla xam ne ndeka yàlla daal mooy borom kattan mooy borom doole ci lii nga xam ne moom lay indi ñuy ñaan yàlla mu teggi ko. comme tey jii nag da daan tombe ñu ñaare def ci média yi ñu ci daan faral tamit di invité ñuy wax ci li nga xamee ni moom mooy gazawaatu rasul guerre yi nga xamee ni moom moo la yenente bi daan guerre wala léeg-léeg mu tombeek ñu def ko suñu xutba juma. kon ñu ne tamit ñu profité ci daal di fàttaliwaale rek taxawaay bi nga xamee ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan naka taxaw ci guerre yooyu. kon thème bi comme niñ ko daan defee du ñu jël rek ni xeex moo tax ñuy wax xeex waaye dañuy fexe ba jàngat lan moo nekk ca gannaaw guerre yooyu. kon du ñu ñëw di leen nettali histoire ba ka dóor ka daanu ka rey waaye dañuy ñëw xool objectif yi nga xamee ni woon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon muy guerre ak tamit ban particularité la amoon moom xeexam yooyu. loolu buñ ko bëggee xam danañ jéem a définir lan mooy xeex lan mooy guerre ci boppam jéem a xam tamit ñaari li nga xamee ne moom la ñu koy tàqalee naan am na jihaatul asgar aw jihaatul akbar ak jihaatul asgar naan ndax am na guerre bu mag ak guerre bu ndaw incha allah danañ ko jéem a leeral waaye danañ jéem a wane importance bi nga xamee ne objectif bi nga xam ne moo nekkoon ci ginnaaw geeru yenente yi wala xeex yooyu mu doon def. beneen bi danañ ci tiire différence bi am ci jaahiliya bi islam ñëwagul nañ doon geere ak tax léegi sax àdduna bi fi mu toll ni ñuy geere mu wuuteeg ni yenente bi jàngale woon taxawaay boobu. su ko defee ñu jeexalee nag ñun si fii ñu toll temb si suñu réew mi temb tey lan lañ war a def pour jàngat ci guerre yooyu ak nan lañ ko war a jàngatee. kon bu ñu bëggee wax li nga xamee ni moom mooy jihaad boobu buñ ko bëggee définir danañ am ñaari mbir. danañ wax ni baatu gazwa moom ci arab bi ñu koy wax al maaraka wala ñu koy wax al harb moom la ñuy tuddee bataille wala ñu koy tuddee guerre
wala tamit ñu koy tuddee confrontation. kon yenente bi am na yu mu ci def. am na tamit yeneen yoo xamee ne amul woon guerre boobu, amul woon confrontation boobu, amul woon jàmmaar la boobu ci xeex, waaye da daan yónni ay nit ñu dem wax ak ñooñu, bu ñu nangoo xayr, bu ñu nanguwul mu daal di leen bàyyi ak seen xel ñoom ñu seet. loolu lañ doon tuddee saraya wala ñu koy tuddee bi'saat. kon amoon nañu ñaar, amoon nañu gazawaat, amoon nañu asaraya awil bi'saat. léegi nag bu ñu waxee guerre yooyu, pour ñu définir bu njëkk bi mooy saa yu ñu ne comme bataille rek wala guerre yenente bi ci jamono boobu, moom mooy bépp boo xamee ni yenente bi moom génn na dem fekke ko, nga xam ni sax egg na sax léeg-léeg mu xeex. bu xeexul tamit dem na ba ci biir guerre ba, loolu lañ daan tuddee ghazwa. loolu yenente bi def na ko lu tolloog 27 guerre yoo xamee ni moom génn na ci boppam dem fekke loolu. moo xam léeg-léeg nag mu dem ba foofu xeex am, léeg-léeg xeex du am. misaal bi may joxe Badr xeex am na, xeex na ci boppam. waaye beneen misaal mooy ghazwat xandak guerre la, yenente bi dem na mais jotuñu xeex. kon loolu dañoo gas benn fossé, mooy benn pax mu rëy wërale ko Madina. kon gis nga loolu moom mooy génn na te xeexam. kon yenente bi noonu def na 27 guerre. bu dee bi'saat mission yooyu nag def na ko lu tolloog nee ñu 35 fois, am ñu ne lu tolloog juróom fukki yoon. yenente bi si boppam nag moom ci jëmmi boppam ci yooyu mu doon dem, yoo xam ne xeex na ci boppam nii ñu gis ko, am na ci juróom ñeenti guerre yoo xam ne moom xeex na ci boppam. loolu danañ ko gis ci ghazwatul Badr, Uhud, Khurayza, Muraysa, Khaybar, Hunayn, Fathu Bakka, ak bi ñuy xeex ak Taif. am nañu ci boole Mu'ta, am na ñoo xamee ne ci xandak ne ñu am na xeex, te waxoon daal di xandak bokku ci. kon loolu benn werante lañ. kon gis nga yooyu moom mooy guerre yi nga xam ne teewe na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye am na ci guerre yooyu tam yoo xam ne malaaka yi ci boppam wàcc nañu xeex ci, lu mel ni ghazwatul Badr. ghazwatul Badr malaaka yi wàcc nañ ci xeex, mooy wa iz yumditkum laahu bi salaasati min al malaikati murdifin, mooy fàttali bi leen yàlla di dolli lu man 3 junni malaaka yoo xam moo leen yabal. beneen bi sax mu ne ñu yónni leen 5000 malaika musawwamin, wala 5 junni malaaka musallimin, moo xamee ne xàmmee nañ leen. kon gis nga kon am na ci 3 xeex yoo xamee ni malaaka yi wàcc nañ ci xeex. moom laa la wax noonu mooy ghazwatul Badr, ghazwatul Uhud ne ñu dañ ko jaawale, ñenn ñi dañ Uhud la ñu wàcc, ñii nii Hunayni la, waaye li gën a wóor moom mooy Hunayni moom moo gën a wóor. kon malaaka yi wàcc nañ ci 3 guerre yooyu. kon loolu ci gàttal moom mooy définir lan mooy xeex bi nga xamee ni yenente bi taxaw na ci boppam wala mu génn dem ba ci moom, ak li nga xam ne mooy ay mission yoo xam. kon boo boolee 27 yeeg 50 yi day mel ni yenente bi taxaw na pour jàmmaarloo wala pour woote li muy woote ci juróom-ñaar fukk ak lu topp yoo xamee ne ay génn la pour rek islam. kon loolu moom mooy li nga xam ne léegi nag mu des lan mooy baatu guerre boobu, mooy jihaad boobu. ndax moom mooy yar fital di xeex wala jaasi nga xam ne rey da ci bokk, wala moom mooy rek daa di def effort. ñaari sens yépp da ciy am. benn bi ñëw ci alxuraan te loolu néew la ci ñëw, kutiba alaykum qitaal,
yàlla nee na maa farataal ci yéen xeex kon kooku jàmmaarool baatu xat la mooy kon am na deret buy teen waaye nga gis beneen ba muy wax afa xasibtum an tadxulul jannata wala maa yaatikum masal lazina xalaw min qabli massadhumul ba'sa wa darra wa zulzilu xata yaqula rasula walladina amanu maahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib boobu ñi ngi woon màkk ñu leen di bundi xotal di leen opprimer di leen def lu nekk foofu guerre ba lan la woon mooy taxammul mooy supporter am muñ am endurance am résistance xeexuñu de waaye di muñ coono la kon loolu moo tax mu ne wa jaahidu bi anfusikum te baatu xeex la itam moom mooy kon nekkuloon jaasi lañ jël mais foofu mooy fexe ba supporter fexe ba résister pour mën a sauver ci seen diine ci loolu lañ gisoon kon mu ne leen muñ leen ndax ñi leen jiitu woon lii laaloon na leen te taxul woon ñu saalit kon gis nga ci ñaari forme yépp am na moom mooy fële wax na xeex leen fii wax na kon gis nga dana joxe benn sensu jël jaasi arme waaye dana joxe benn sensu nga supporter li nga xam moo nekk ci yow waaye sax da ngay gis day gën a yaatu loolu jihaad boobu dana am yeneen forme yu gën a bëri yu dul sax jël jaasi moom mooy ndax dañuy wax ni jihaad huwa bazlul wusa moom mooy nga joxe effort nag ki déggin mën na nekk effort boo xamee ni dóor la waaye mën na nekk sax effort boo xamee ni bind la mën na nekk boo xamee ni wax lay doon moo tax kon gis nga kon day jóge ci sensu dóor jaas yi waaye dem ci beneen sens bu gën a yaatu moom mooy bépp effort boo joxe rek pour yëkkati kalimatullah baatu yàlla yaa ngi jihaad moo tax mu ne saxaaba ni ko lan mooy jihaad yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne li i'laa'i kalimatul xaq mooy fexe ba baatu yàlla jëg kaw pour wane ni encore jihaad du sens bi ñuy xeexee rek mooy yenente bi wóor ne kaale ñu dem guerre benn saxaaba ñëw nii daal di ñëw mu ne ko yow yaay kan mu ne ko diw mu ne ko yow day xam naa say wayjur ay màgget lañu koo leen bàyyil mu ne ko kenn mu ne ko demal ci say wayjur fa fiihima jaahid nga dem jihaad ci say wayjur kon gis nga sens bi yële mu waxoon ni yow leen ñu dem xeexi ma ngay attaqué ji waaye ba kii ñëwee mu ne ko yow sa guerre du fii sa guerre ci beneen terrain la sa guerre ci beneen terrain la moom mooy nga fexe ba toppatoo say waajur ndax loolu boo ko defee yaa ngi dimbali kalimatullahi mu daal di jóg kaw kon gis nga kon loolu moom mooy li nga xamee ni moom mooy sens bi ñuy waxee guerre ok beneen bi buy firndeel di guerre boobu tamit mën na nekk ba tey ci sens yu bëri saxaabi bi ñuy wax Zayd ibnu Thabit al ansari radiyallahu anhu nga xam ni yaayam dafa nekkoon jigéen bu jàmbaar ñu koy wax Nawaar bintu Malik al ansariya keroog bi nga xamee ni dugg na ci diine daal di ñëw moom soxna si ànd ak doomam xale bi ndeysaan fukki at ak benn la amoon muy Zayd ibnu Thabit après histoire dana bind xale bi waaw insha allah ba mu ñëwee tombe nag ñu am ay fan guerre taxaw xale bi comme day soog a dugg ci diine ànd ak njàmbaaram googu ak fugg boobu yenente bi woote mu ne day guerre ndax boo mu demee yenente bi ni ko yow xool ko loolu mu tudd mu ne ko ñaata at mu ne ko fukki at benn wala ñaar xoolal xale bi ni mu amee ak yitte yenente bi ni ko déedéet yow munoo dem guerre xale bi daal di dellu ci kër ga waaye am lu ko naqadi bañ ñu muy jooyi loolu al bidaaya wa nihaaya ibnu kasir wax na ko nee na muy jooy yu métti ndax liñ ko tere mu dem guerre waaye yaay ji ni ko yow jarul jooy yaay ji ko yeewul woon mooy Nawaar bintu Malik mu ne ko yow ku am xel ga te bind yaa ko fi dàq te ku bëri li ngay liir la yow kon léegi li nga xam ci li ngay bind ak li ngay jàng doo ci dimbali yenente bi mu geer si yenente bi ne xale bi kon mën na bind ñu ne ko loolu rek lay def te xel mi noonu lañ yenente bi ni ko kaay
mu ne ko xam nga lu ma bëgg yow xam nga Madina bii ñu nekk ñii fi gën a sonale mooy yahud yi te yahud yi dañ fa amoon place léegi làkku yahud boobu laa bëgg nga dem jàng ko làkku yahud boobu laa bëggoon nga jàng ko làkku yahud boobu mu ne ko fexeel ba làkku yahud bii nga mën ko bind waaye nga dégg ko ba ëllëg lu ñu bindati man ma xam ko mu ne ko taallam lugatahum su ko defee xatta amanuhum fii ma yaziduun aw yanqusuun ba yenente bi ne ëllëg suñ ma bindee lettre ma tontu loon buñ ci defee leneen lu ci bokkul danaa mën a xam ne lii bokk ci xale bi daal di dem tëju pour jàng làkku yahud waaye lii yéem moom mooy ci 17 jours la jàng làkku yahud benn muy ibar doolu ci demal jàng beneen làkk bu ñuy wax siryaaniya di ko bind ci 17 jours yenente bi teg ci ne man taallama lugata qawmin amina min fitnatihim ku jàng làkku nit da nga mucc ci seen ay pexe parce que léeg-léeg bu ñu la bëggee jëw rek dana feeñ gis nga loolu fa mu ko jël waaye xoolal xale boobu loolu ñuy wax polyglotte yaakaar naa nga xam ne day wax ñetti làkk arab di wax siryaaniya di wax hébreu te ñaar yi namp ko nga xool kon pas-pas ak dogu bi nga xamante loolu tey nga xam ne tey boo ko sosoon ñu bëri tey jii ay experts sax duñ ko def waaye xale bi ci 17 jours loolu boo demee ci téere siira yépp ku ko bëgg a gëstu dafa leer kon gis nga jihaatam moo doon lan fexe na ba côté boobu sécuriser na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xel mi daal ci kon loolu day joxe kon sensu jihaat kon gis nga mi ngi noonu kon boo bëggee xam daal moom mooy jihaat ak noonu léegi nag ñu xool lan moo tax yenente bi doon xeex ndax buñ ko xamul rek mën nañ ko tuddee kii sanguinaire la comme ñëpp mën ko xam ni kii moom ak ñuy dem di wër dëkk yi di leen nangu di leen toroxal moom ak ñëpp yàpp bu boobaa kon du ñu mucc ci tuuma yooyu waaye bu ñu bëggee xam lan moo tax yenente bi doon xeex bu ñu xamee lan moo tax mu doon xeex yaakaar naa dana yombal mbir mi yenente bi lan moo tax mu doon xeex buñ ko xamee dana yombal mbir mi yenente bi li tax mu doon xeex moom mooy dañuy d'accord ñun ci liñ jàng ci islam mooy yenente yëpp ku ci nekk yàlla da lay yónni ci benn temps bien déterminé bi maanaa dañ la fatra bii ngay yem bu beneen jamono ñëwee dangay dem beneen yenente eggale ko waaye beneen bi mooy dañ la jox benn mission bien déterminée bu jeexee tamit dangay dem loolu buñ ko bëggee gis dañuy dem ci alxuraan yàlla mu ne wa laqad arsalna nuuhan ila qawmi yenente yàlla nuux ñu ngi koy yónni ci kan ci ay nitam ba nitam ya pare yenente yàlla nuux existe beneen yenente moo ñëwaat danañ gis wa ibrahima iz qaala li qawmihi moom mooy ibrahim ci ay nitam lañ ko yónni woon ba nitam yee jeexee histoire boobu jeex na ibrahim dem wa luutan iz qaala li qawmihi yenente yàlla luut ba nitam yi wane lu ñu warul wane yàlla ne na ma kon gis nga yenente bu nekk dafa amoon benn mbooloo amoon benn temps kon dafa am fu mu yam loolu day wane ni dana wuuteeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam risalaam dafa nekkoon risala amma bu général waaye wa xaalida dafa waroon nekk risal mission boo xam bu éternel la waaye wa shamila dafa waroon nekk bu global loo xam ne dafa war a sax ba faw war a mat ba sëkk war a global du bàyyi dara kon du nekk ci benn place kon place yépp lay daal di doj loolu moo tax kon day mat ci nit yépp waaye day làmb nit ñépp ci situation bi ñu war di dekk moo tax benn bindkat bu mag
ba muy tënk wax jooju mu ne ci baat yu gàtt mu ne innaha imtaddat tuulan hatta shamilat abada zaman mu ne mission yenente bi buñ ko xoolee ci wàllu longueur dafa dem ba laal jamono yëpp biñ ko yónnee ba fii ñu toll nii mu ne buñ ko xoolee wam taddat ardan hatta intazamat afaqal umam mu ne buñ ko xoolee ci wàllu largeur dafa laal nation yëpp moom mooy xeet bu nekk bi yenente bi ñëwee risaala ba dafa war a egsi si yow waaye wam taddat umqan hatta istawabat suuna dunya wal axira mu ne waaye bu ñu demee ci profondeur bi moom mission yenente bi dafa laal àdduna ba mu jeex daal di eggale sax ci al'axira comme ni mu waxee ne wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu li kon xoolal kon globalité boobu mooy bàyyiwul benn dëkk waaye bàyyiwul benn nation waaye bàyyiwul àdduna yam ci rek ni tamit àllaaxira rek la kon dafa lab kon kooku dundam kon dafa war a nekk koo xam ne mooy représenté lii yëpp mooy wax mooy bu fekkee kon yenente yi dañu amoon benn temps am benn place bu ñu yem moom nag amul temps amul place kon moom risaalaam dafa war a àgg fépp kon kooku ki koy incarné ki ko war a doon dafa war a mel noonu moo tax dundu yenente bi loolu la doon incarné moo tax mu ne woon innama bu'istu mualliman dañ ma yónneen ma nekk benn enseignant dañ ma nekkoon benn modèle ma nekkoon benn référence parce que dundam comme ni ngay bindee CV siira zatiya ñu ne kii CV wam nii la yenente bi dundam moom mooy pratique bi nga xamee ne moom la doon def ba fii ñu toll kon kooku day fànn boo laal da daan feeñ ci bindam pour ma justifier li tax kon yenente bi doon xeex kon kooku bu waree nekk exemple masalan bu ñu jëlee yenente yàlla Isa alayhi salaam est-ce que jotoon na am soxna jotuloon am soxna léegi ki koy roy te war a am soxna noo koy royee ci moom doo ko ci mën a roy parce que dundam amuloon soxna kon ku amul soxna est-ce que amoon na doom ku amul doom ku ko bëgg a roy comme papa noo koy royee mënu ko woon représenté mënoo ko représenté comme maam kon gis nga dafa manqué woon lu bari yeneen yàlla Isa est-ce que bi muy dundee ba fi nu mu fi jógee xeex naa kenn musul xeex waaye est-ce que ku musul xeex mën nga jàngee ci moom ni ñuy xeexee waaye est-ce que ku musul xeex da nga mos a négocier jàmm kon ku musul xeex mosoo négocier ci moom jàmm nu mu lay jàngalee négocier jàmm ak xeex kon amu ko woon loolu dal na Moussa est-ce que xeex na xeexul kon mënu jàng ci moom est-ce que négocier na jàmm négocier ko kon mënul jàng ci moom yonente bi nag kon loolu moo indi moom mu xeex pour buñ demee bay xeex wala buñ demee bay négocier ñu am luñ ci jàng kon loolu lu doy waar la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal dundam ci lii ma wax ci Isa yonente bi l'âge de 25 ans am na soxna bi mu amee soxna ba après 23 ans kan la takk ki mu takk mooy koo xamee ni jot na sëy li ñax jeeg kon kooku bu dee ci expérience benn mooy xam na lan mooy ki nga xamee ni dafa sëy ba pare nan lay dund ak moom parce que dund na ko waaye danañ ci jàngalaat beneen moom mooy moom rek la yoroon ba keroog ndaw si di génn àdduna kon bu dee lu ñuy wax monogamie ki nga xamee ni moo nekk ak benn soxna la cay nekk ci ay bànneex wala ci ay naqar kon xam na ko kon dund na ko danga ko ci mën a jàng alors que keneen ku ko dund mënoo ko jàngale waaye ginnaaw gi loolu ba 23 ans yu matee kan la takk Aïcha bi mu koy takk lan la jàng kon xam na tamit lan moo nekk ci ginnaaw bi mu jógee ci jeeg takk na koo xamee ni jàng waaye yemul ci loolu après Aïcha takkaat na ñeneen kon dund jóge na ci dund monogamie dund na polygamie ak problème ya nekkoon ci biir polygamie yëpp ak la ci alxuraan wax ci kër Aïcha ya fa daan am ci ay détails nga xam ne nan la ko géré woon
kon gis nga kon loolu particularité yenente bi la woon par rapport ak beneen yenent moom mooy kon looy wax ci diine rek day fekk dund na ko, day fekk jëf na ko. moo tax toujours may xaw di yedd yenn prêcheurs yi ci li ñuy wax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. man du ma wax ne du may ñaawlu li ñuy wax déedéet, jàngale la, waaye xam nga lan mooy différence bi du ki koy wax lan la wax. problème bi moom mooy dama wax ne yenente bi da doon représenter lépp luy nit ki di dund, da ko dund ba pare. moo tax comme da ko dund nag il faut que buñ ko waxee mu xaw métti ci nit ki, waaye kon warul mais contexte ba la woon, loolu moom mooy problème bi. misaal bu gàtt rek laa ci joxe pour dem masalan yenente bi buñ nee ci xadis wér na mu daal di tuur ndox baat bi moom mooy dugg ci toilette bi saw, tuur na ndox mu taxaw mu toog. lan lañ ci jàngee mooy li ma waxoon yenente bi li mu jàngale rek dundam la. mooy kon yow li nga ci jàngee mooy lan du dara lu dul xoolal fañ koy waxee contexte ba. borom xam-xam yi jàngale nañ loolu ba tàyyi, fekk nañ ko ci téere yi, mais lan moo taxoon mu wax ko, lan moo tax bañ koy jàngale lan la ñuy jëlee loolu. moom mooy buñ demee di wax est-ce que wér na nit ki mën na tuur ndox taxaw wala toog, ñu ne ah kay yenente bi wane na loolu ci dundam. te li taxoon mu wane loolu moom mooy pour jàngal xeet bi kese. buñ ko jëloon ci angle boobu est-ce que danañ am problème, mais su ma génnee ba taxaw fi mën rek directement kii taxaw na sax, mais il faut que mu nekk loo xamee ne dama caricaturé. waaye bu ma doon jàngale ci ko te noonu la waroon di mel, lépp lu ñu wax ci yenente bi mën na nekk ci diggante Aïcha Gueye, parce que dafa nekkoon koo xam ne da doon jàngale. dundam dafa nekkoon koo xamee ni nekkul woon pour, mais dafa ñëwoon pour. léegi nag yooyu ñu ci wax contexte bañ koy waxee il faut que ñu koy sàmm. moo tax nga gis ni léeg-léeg nga gis ku mer ma ni lii ñu waxal yeneen kuñ ko waxoon sa maam nga mer wala sa baay, pourtant war na mer parce que dañu saaga bàyyi jàmbur dañu ko, mais li tax ñu waxal ko yenente bi mooy dañuy jàngale. waaye nag lan lañ ko waroon waxalee moo doon suñu problème, ci nan lañ koy jàngalee jafe-jafe boobu la ñuy am. kon maa ngi bàyyi loo xel nit ñi saa yi ñuy wax ci yenente bi loo xamee ni jàpp nañ ñi sax lii raf loolu da ko doon jàngale, waaye contexte bañ koy waxee lañ daan ko woon. loolu moo tax ngay gis yu mel noonu. moo tax kon mu ne woon innama bu'istu mualliman, kon dañ ma yónni woon man pour ma jàngal. alors que yeneen yenente yi jotuñu dund loolu, kon moo tax moom bu ñu ñëwee kon ci xeex bañ mën ci wax di ci jox ay exemple yenente bi mooy da ko dund, te bu ñu ñëwee ba ci détail xeex yi da ngeen ko gis. alors que ñeneen ñi ñoom jotuñu woon xeex. alquran moo ci wax fa kullan axadna bi zanbi fa minhum man arsalna alayhi xaasiba wa minhum man axadathu sayha wa minhum man xasafna bihi al ard wa minhum man agraqna wa ma kaana allahu liyazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimun. yàlla mu ne yenente yooyu jiit yépp ma tudd ku ci nekk sa xeet bi nga defee loo war a def yenente ba xeexul. yàlla nee na man maa ñëw intervenir. kon du ñoom amuñu expérience sax ci xeex, mooy am na ci ñoo xamee ni ba ñu defee lañu mën ci defar damaa yebal ay xeer mu taw seen kaw, loolu gis nañ ko nitu Luut ya. am na ci ñoo xamee ni dañoo suuf moo leen lekk ku mel ni Qaaruun. am na ci ñoo xam ne dañ leen labal ku mel ni Firawna. kon yooyu yëpp yàlla mooy intervenir direct. mu ne wa maa kaana llaahu li yazlimahum, mais yenente bi nag moom nekkul woon toog di xaar yàlla di intervenir, parce que moom dafa nekkoon li ñuy wax ci front bi. kon moom danaan wàcc ci terrain bi, moo tax ñu mën ko, moo tax ñu légitimer woon guerre am. kon gis nga kon loolu benn mbir la buy wane ni yenente bi. léegi nag ñu wax objectif yi taxoon nag mu doon xeex moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. objectif yi bi ci njëkk li tax yenente bi doon xeexul woon rek pour xeex, waaye dafa amoon loo xam ne moo ko taxoon jóg, te loolu il faut que ñu bàyyi ko xel, di ko bàyyi loo xel ñëpp. bi ci njëkk bu ñu xoolee bi nga xamee ne yenente bi ñu ngi koy yónnee ñan ñoo ko waroon.
yenente bi dafa nekkoon ci ay noonam rek ñoo ko waroon mooy Quraysh ak waa Màkka ñooñu nga xamoon ne amoon nañ ay teraanga yoo xam ne alxuraan sax moom la leen doon tuddee naan li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf. kon waa Màkka dañu amoon ay teraanga ci li nga xam ne mooy Kaaba gi nit ñi di fi ñëw commerce bi dox ñu def leen ay kilifa léegi nag yenente bi ba mu ñëwee moom mu ñëw intérêt yooyu ñu gis ni moom mi ngi koy touché mi ngi koy laal ndax mi ngi leen di jëlele ci mbir boobu di leen yóbbu ci beneen donc kon ñooñu tamit mosuñu dañ di ko fexeel. beneen bi li justifié xeexam yooyu aussi da nga gis bi mu ñëwee Madina nee naa la juif yi ñoo fa nekkoon te juif yi dañ doon xaar yenente bi mujj ñëw ci ñoom moo tax ñu ñëwoon foofu di xaar ndax gisoon nañ mandarga yi waaye ba mu ñëwee nekk arab ñooñu tamit duñu dañ ci xeex. kon ñooñu waroon ko ci ay pexe yooyu dafa demoon ba léegi xeex nekk ci lan loo xam ne li ñuy tuddee mal nécessaire moom mooy dafay xeex sax pour dund mooy day xeex sax pour exister kon loolu day wuute loolu ki doon xeex rek pour yaatal benn mbir wala mais dafa dem ba nga xam moment boo xam ne xeex sax dafa nekk loo xam ne lu légitime la ci moom parce que boobu am na ay obstacles yu nekkoon ci kanamam am na ay gàllankoor yu fa nekkoon kon il faut que nag mu mën a jóg di jàmmaar la ñooñu kon loolu moom moo tax kon bi ci njëkk objectif xeexu yenente bi lan la woon buñ ko xamee mooy isaar bi wujudi kiyaani islaami moom mooy il faut que muy am guerre ndax lan moo ko indi moom mooy il faut que yenente bi wane ni am na beneen méthodologie am na beneen état am na beneen doxalin bu existe boo xam bu ñu tuddee islam ginnaaw ba kufru nekkee fële ci Màkka doon fa reñe kon ñëw na ba Madina ñëw na ba am dawla ñëw na ba am état il faut que kon mu wane ni moom mi ngi exister kon objectif bi njëkk pour yenente bi doon xeex mooy pour wane ni li ñu tuddee existence lan mooy islam moom moo taxoon. beneen bi lu taxoon tamit ba tey ci même kii boobu moom mooy yàllaa ko digal parce que ku nekk xam nañ Màkka ba mu fa nekkee ay saxaabam genn wàll gi rey nañ leen lu mel ni Yaasir papa Amar ay Bilal sonal nañ leen ñii nangu nañ seen alal Suhayb Rumi ku nekk xam na la mu perdre ci alalam Abdurahman ibn Awf Suhayb rek mi ngi wax naan ba mu ñëwee li mu yoroon ci alal kenn xam lu mu toll waaye ba mu bëggee gàddaay gaa yi kar ko ni ko kii du Suhayb bi mu ne ko waaw moom lañ daan woowee Suhayb la romain mu ne ko yow foo jëm mu ne damay gàddaay fan fekki kan mu ne ko may yeneen bi mu ne ko ah déet mënte nag laxat ataytana saalukan xaqiran yow bi nga fii ñëw ak wëndëng nga ab li ñuy wax samba booy nga kenn xamula woon nga jóge ci àll ba ñëw mag liggéey fi ba am alal dugg ci islam ñuy wax tey nga naan da ngay dem fekki mu ne leen kon xanaa yéen alal ji ngeen bëgg ñu ne ko waaw boo ñu joxee alal ñu bàyyi la kooku alalam yëpp bu mu musa liggéey Makka keroog lañ leen jël leen ba mu eggee Madina yenente bi dafa ni rabihat tijaratu Suhaybu rabihat tijaratu Suhaybu rabihat tijarat yenente bi mu ne bénéfice na lan mu ne ko commerce bi Suhayb bu dafa digganteem ak boromam ndax jël na alalam yépp jox ko kon gis nga kaa yu mel noonu dafa bëri woon kon nag buñ demee nag ba toog ba installé wu Madina ba am doole kon jot na tey ñu daal di récupérer seen alal boobu kon loolu moom moo leen motivé woon ñu dem defen yàlla di wax ni uzina lillazina yuqatiluuna bi annahum zulmu wa anna allaha ala nasrihim la qadirun yàlla mu ne jot na ñi nga xamee ne dañu leen doon duma démb nangu seen alal jot na nag ñu jëm fayu te yàlla nag pare na dimbali leen ndax kon liy justifié ba tey seen xeex boobu alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim bi gayri xaq illa an yaqulu rabbuna allah wa lawla dafu llahi naasa baaduhum
bi baadin la hudimat sawamiu wa biyun wa salawatu wa masajidu yuzkaru ismullahi alayhi kasira wala yansuranna allaha man yansuruhu inna allaha la qawiyun aziz. yàlla mu ne nag tey jot na ñi nga xam ne dañ leen génne woon seen kër nangu seen alal pour nag ñu jot daal di fayu jëlaat seen alal bu dul dara jëlaat seen alal parce que dañ leen ëppoon doole tey ji kon am nañ droit tey jël seen alal kon loolu moo motivé bokk na ci li justifié xeexu yonente bi sallallahu alayhi wasallam. moo tax kon biñ demee ba nga xam ne yëg nañu caravane bi jóge na Màkka dem fële ci Cham di jëndi mu nekk ay 100 et quelques cravaliers ak la ca nekk ci ay grenier ak nangam yu bëri ñu xam ni kon lii buñ ci jotee rek daanaka seen alal jañ nangoon seen mbir day baax yonente bi ne kar leen Abu Sufyan. fekk am na ay information pour wan ni la tamit xeex rek tax ko woon jug mooy dañu bëggoon jël alal ji bi ñu demee Abu Sufyan yëg ni yonente bi génn na ak ay nit fi ñu daan jaar ci kaw Madina ñu teggi contourné yoon bi jaar ci Méditerranée bi daal di rawale waaye fekk yónni woon na benn waaye bi ñu wax dam-dabal ko wax ni ko gaawal daw Màkka ndax Muhammad kan mi ngi mooy koj te bu nangoo lii yéen da ngeen fi deew ak xiif foofu Abu Jahli moom mi desoon foofu nekkoon kilifa ga mobilisé waa Màkka yëpp ni acca gaaw leen génn lu tolloog téeméeri giléem waaye génn lu tolloog nit yu bëri daal di ni kon nañ dem xettali suñu caravane bi mais ba mu ñëwee ba ci yoon bi ñu ne ko waa ji raw na ëllëg kon mu dellu mu ne déedéet ñun dañuy dem fekki Muhammad bu ñu demee danañ fa toog rey ay giléem naan sàngara fo su ko defee arab yi dégg ba Muhammad ëllëg du xalaatati sax laal suñu jullit ñi tamit foofu ba ñu yëgee ni caravane bi raw na ñenn ñi ne non ñun dañ doon seeti caravane pour récupérer suñu alal comme léegi caravane bi raw na nañ dellu mais xale yi jeunes yi ni ne déet comme ñoom génn nañ leen fekk moom la yàlla di wax ni keroog ba ñaari groupe ci yéen doon xëccoo wa is taifataani minkum mooy keroog bi nga xam ne ñaari groupe ñii ñi ngi bëgg ñoom jot caravane bi ñii ñi ñoom déedéet ñoom dañuy dem seen xeexe foofu la genn wàll gi 2/3 ànd ak naafiq yi ni ñoom comme caravane bi raw na ñoom nañ dellu ñu dellu dem toog ñenn ñi ñoom ànd ak yenente bi ne comme man tamit génn naa ba pare takku naa ba pare duma summeekuwaat daal di egg loolu moom mooy indi confrontation bi mais mënoon nañ ko éviter pour wane ni du ma dugg ci détail xeet mais pour wane ni objectif bi lan la woon moo doon pour récupérer seen alal ña yàlla nag ni man maa intervenir ndax boobu jëlee nekk nañ lim boo xam ne mën nañ leen faagaagal mais yàlla neen man maa namoon loolu pour wane tamit beneen mbir mi kon nekk te du woon qualité bi du woon quantité bi waaye qualité bi la woon ndax ñee matuñu woon sax 300 personnes te nekk nañ 1000 waaye nag ñaari objectif yi dañoo bokkul woon ndax ñële xaraju ria anasi batara ñële dañoo génnoon pour vanter wu pour wane seen doole waaye ñi dañoo génnoon ngir benn mbir moo tax gis nga kon résultat ba mu joxee kon loolu day wane ni kon objectif bi nga xamee ni moom moo taxoon kon li justifié yenente bi xeex beneen bi koy justifié moom mooy ñi ma waxoon waa Màkka ba ñu déggee ni yenente bi léegi mi ngi am doole mi ngi am Madina di am doole ñëpp di dugg dañ ni ñii kat bu yàggee ci ñun la ñuy jëm kon il faut que léegi ñu jog jéem leen faagaagal ci yeneen xeex yi may waxaat pour wane lan mooy justifier xeex yi yenente bi nag xam nga tubaab bi dañuy wax ni mënuñu baare géej buy ñëw ak ay loxo géej buy ñëw mën nga ko baare ak sa loxo mooy diine ngi tasaaroo ñoom bañ nañ ko am na ñeneen ñu ko jël ba mu tàmbali di yaatu ci Madina ba yeneen xeet arab di kon léegi ñoom fii mu nekk ni ñoom dootuñu gaaw am jàmm léegi li ñuy bëgg rek moom mooy fay diina jooju alquran mu naan yuriduuna an yutfi'u nuurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurahu walaw karihal kafirun mu ne dañoo bëgg a baare leeru yàlla gi jolli di tasaare waaye nag yàlla nee na man danaa mbatal sama leer donte metti na leen kon loolu day wane ni kon objectif bu njëkk bi moom moo doon lan mooy pour ñi nar a baare diine yenente bi ni déet du ci dal waaye beneen bi moom mooy dañoo jógoon pour récupérer li nga xam ne moom lañ nangu woon ci moom loolu mooy li koy juste bi mooy objectif bu njëkk bi
benn objectif ñaareel bi wane ni lan moo justifier xeexu yenente bi te nekkoon day xeex pour xeex beneen bi moom mooy dafa bëggoon li ñuy tuddee dëgg dominer ci kaw suuf te loolu lañ ko yónnee woon waaw pour wane ni rek dëgg moom moo war a fiite kaw doonte am na ñu jàpp ni ñoom ñoo yor dëgg wala ñoo yor doole tôt ou tard mbir mi mën na wëlbatiku seen kaw te loolu la wane ci geeru yenente bi ndax Màkka bii ma lay wax ne ñoo ko dàqoon ñoo ko génne woon waaye après bu ñu demee 8 ans après ba mu gàddaayee lan moo xew wala 6 ans dafa ñëw bëgg umra ñu ne ko doo fi dugg amul doole ba ñenn ñi mer ni ko léegi da nga ñu def mu ne da ngeen di dellu ñu signé benn pacte ba mu delloo ñu toog woote bi gën a yaatu mu gën a am doole te de woon sa ba muy ñëw xam nga ñaata la indi 10 000 et quelques loolu waa Màkk mënuñu ko dékku waaye 10 000 et quelques yooyu lan moo taxoon mu indi ko du guerre mais pour wane ni tey dëgg moom moo war a imposer bokkoon na ci objectif yi moo tax ci biir ba ñu eggee Màkk waa Màkk ba ñu gisee lim bi dañ ni li mun a nekk mënatuñu dékku lii kan moo ñëw ñu ne ko Muhammad moo ñëw ak ñaata soldat mu ne ak 10 000 loolu fan lañ koy dékkoo ñun waa Màkk ñoom waa Màkk passé wuñu 10 000 ci jamono boobu wala boog ñiy xeex matuñu woon 10 000 te ñii indi nañ soldat yoo xam ne rek 10 000 la waaw Màkk ba ëppoon nañ 10 000 mais ñii xeex matuñu woon 10 000 mais ñii indi nañ rek soldat lu tolloog 10 000 kon mënuñu leen dékku lan moo xew ba ñu ñëwee ñu dugg Màkk ba ñu duggee Màkk jubal ci Kaaba kenn mënu leen téye parce que mbooloo la boo xam mënoo leen téye xaju fa kii nga xam ne moo nekkoon seen leader di Abu Sufyan ba mu xoolee xool mu ne bi ay shay'in ghalabani Muhammad man xaw ma nan la Muhammad def ba ndot ma nii mu ne ko déet papa bul wax loolu yow li nga yoroon pouvoir temporain la àdduna la waaye man li ma yàlla jox mooy pouvoir spirituel la lii mbiru yàlla nubu wala la bul jaawale ñaari léegi nag xam nga papa lu ma lay may sens bi mu lay jox mooy ku daw sax dugg sa kër ma baal ko ku daw dugg ci Kaaba gi ma libéral kon ba tey mi ngi jàngale sax ni objectif bi di woon rëy moom mooy dafa amoon dëgg rek lañ doon imposé moo tax ba tey kenn dootu fa tour dret te guerre lañ ko compté yenente bi dugg ci biir ku daw kër Abu Sufyan bi nga xam mooy li ñu tuddee ennemi juré bi gënoon metti ci moom mu ne ko fa dugg raw nga koo xam def na ko lépp mu ne ku jox ko sax beneen teraanga far pour nit ñi jàpp ni kii sax kilifa la encore xoolal grandeur boobu xoolal loolu waa Màkk bi ñu gisee loolu dañu génn tiit xamatuñ ñu ñuy def ñu ne déedéet duñ fa nekk sax di daw di làq ci kër diw ak kër Kaaba gi nañ dem jàkkaarloog moom wax ak moom xam nañ ko ñu ñëw bi ñu ñëwee mu ne leen lan gaa ñi génn mu ne maa tazununa anni fa'ilun bikum yéen lan ngeen yaakaar laa leen def démb yéen a dàqoon samay saxaaba yéen a ma tuuroon ay sibrit ay mbàqu giléem yéen a rayoon diw jël si teg si bopp bi yéen a taaloon diw yéen a nangamoon loolu yëpp ngeen dëkk bi moom laa gën a fëgg ci àdduna yéen a ma fi génne 13 ans ma nekk ci àll bi di toñ-toñi léegi nag yéen lan ngeen xalaat ci man ku nekk si na image bu doon yow tey jii ak lan ngay def mais dañ ne ko ma nazunnu bika ilal xayr aqun karimun wa ibnu aqin karim ñun amuñu lu ñuy yaakaar ci yow lu dul lu baax parce que yow ku baax nga te ñu décréter amnistie boobu mu ne leen yéen ñëpp baal naa leen waxul dugg leen ci diine baal naa leen xamul ku dugg ak ku duggul moo tax ba tey am ñu des nekk ñoom duñ jullit c'est-à-dire léeg-léeg dañuy réere yenn mbir waxuñu leen dugg leen ci diine par force de dañ leen dem leen libéré naa leen ku nekk yooyu yaa libre waaye li mu bëggoon rek mooy imposer na ni dëgg ñëw na tey kenn dootu fi not kenn ci dëkk bi man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur loolu mu amnistier leen kon gis nga objectif bi moom moo doon feeñal dëgg gis nañ ko ci kon troisième objectif bi wane ni yenente bi li doxoon muy justifier xeexam du leneen lu dul woon beneen bi moom mooy sécuriser daawatul islamia moom mooy yàlla dana ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas ñun ñoo la yónni pour adduna bi yëpp sa woote bi c'est universel dafa war a ànd ak adduna bi yëpp dañ ko war a gëm kon léegi nag il faut que nag ngay préparer ay nit di leen defar pour sécuriser ko ndax
ku bëgg a yilif àdduna bi il faut que dana am ñu lànk, dana am ñoo xamee ne dañ leen def fexeel. Il faut que kon léegi boo préparé wul loolu ci temps te danañuy wax ne en temps de paix qu'on prépare la guerre. bu ñu nekkee ci jàmm la ñuy préparer guerre. kon yeneen bi fa mu jëm objectif am mooy àdduna bi yëpp dugg ci diine te kon il faut que am ay ñuy résister am ñu kii il faut que tam mu préparer boppam. loolu moo tax nga gis ne wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribaati xayl nga gis aay yi ñëw naan na ngeen leen préparer loola leen am ci force ak kattan ak nit parce que am na ñoo xam ne toujours dañuy résister wala dañuy bëgg indi loo xam ne bokk ci. kon loolu li taxoon moom mooy pour protéger adduna bi. loolu ci la benn penseur islamique benn turc bu ñuy wax Fethullah Gülen mu ne bu ñu xoolee jàngatu Yonent bi ci ay xeexam sax dañuy xam ñaar moo doon tax lu ci ëpp muy xeex moom mooy pour xorriya pour libérer nit ki parce que objectif islam yëpp moom mooy ixraaj ibad min ibadati l ibad ila ibadati rabbil ibad. objectif islam yëpp mooy ixraajul ibad nga fexe ba génne nit ñi jaam yi min ibadati l ibad ñuy jaamu nit waaye ila ibadati rabbil ibad ñu jaamu borom nit. objectif principal bi loolu la woon mu ne kon xeex yi nga gis yëpp objectif bi moom mooy fexe ba nit ñi libéré leen ci tënk yi ñu leen tënkoon ci ñii jël ñenn ñi toog ci kaw ñenn ñi jël ñenn ñi ñoom ñoo yaakaar ñoo mën ñenn ñi moom la Fethullah Gülen wax ni kon loolu moom moo doon objectif bu ñetteel bi moom mooy ñeenteel objectif bi liy justifier yenente bi geeram moom mooy iqraarul umma wa bast salaam fil ard wa difaa anil mustadafin. moom mooy ñeenteelu mbir mi moom mooy dafa bëggoon nation bi ñuy tuddee nation islamique mu mën a yaatu ba nit ñi mën ci nekk ndax xam na ni ci la dund bi nekk wala kum fil qisaas xayaatun xam na ni pour mu am équilibre ci àdduna bi tant que dund ñu diine rek du am. kon ci fii rek la gisoon comme solution la ak tamit défendre ñi nga xam ne dañ leen doon duma di leen doyadal kon loolu moom moo taxoon comme ni ma ko waxee lil fuqara il muhajirina alladina uxrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah fa ulaika hum sadiqun. am na ci ñoo xam dañoo xëy rek tooñ leen xëy rek def leen jaam amul benn règle bu nu ñu tuddee bind ne kii dafa war a nekk jaam kii nekk kon amul. loolu la islam ñëwoon doon ko xeex kon da doon guerre waaye pour défendre injustice li ñuy wax ne nit ki dafa am droit dund mu doon xeex pour nit ñëpp di dund waaye da doon défendre pour justice sociale boobu daal di am te kon ci foofu rek lañ ko mën a amee muy ñeenteel ki bi. kon mu des juróomeelu bi nga xam ne mooy objectif pour yenente bi doon xeex juróomeel bi moom mooy génne ay nit yoo xamee ni ba yowmal xiyaam di jeex seen tur day des ci kaw suuf ñu leen di tuddee ay référence yoo xamee ni ñoo doon jiite àdduna noonu la préparé woon saxaaba yi ku nekk xam ne Abu Bakr lu mu def ku nekk xam ne Omar lu mu def ku nekk Ousmane lu mu def ku nekk Ali lu mu def ku nekk xam na Omar ibn Abdul Aziz ku nekk kon gis nga ba keroog yowmal xiyaam kon objectif yii moom moo taxoon yenente bi di xeex. léegi nag ñu xool ñi nga xam ne ñoo doon guerre nag ñoom yan objectif lañ amoon pour ñu mën a comparer ndax dañuy wax ne wa bil addaadi tatabayanu sifaat ci contraire yi la ñuy la ñuy xamee qualification yi mooy boo nee lii dafa gudd pour ñu mën a xam gudd ban sens la am da ngay indi ku gàtt lool wala buñ ne lii dafa bëri pour ñu ma xam bëri dëggantaan da ngay indi lu tuuti léegi kon su ma waxee yenente bi objectif am yëpp ci guerre lii la woon dañuy jéem a jàngat ñeneen ñi doon guerre ñoom seen objectif lan la woon su ko defee danañ mën a xam différence bu baax a baax bi ci njëkk mooy ñan mooy ñi mu doon xeexal ñi nekkoon jël ko muy juif yi
ak ñi nga xam ne waa Màkk ñoom lan moo tax mu doon xeex ñoom seen guerre lan la woon ani nahb pillage la woon dañ doon fexe rek nu ñu mën a amee alal seen guerre lan la woon mooy rey la woon seen guerre lan la woon mooy agression la woon seen guerre lan la woon injuste la woon seen guerre lan la woon arrogance la woon seen guerre lan la woon dëggantaan antagonisme la woon animosité la woon soxla wuñu woon dara lu dul wan ni nit ki nii laa toll da nga ko doon gis sax ci wayi arab yi mu naan ñun ñooy ñi nga xamee ni bu ñu naanee ndox mu set nit ñi ñoom lu nëxit la ñuy naan pour wane nit ñi arrogance bi ñu àggoon ñoom arab yi loolu moo taxoon bu ñu mosaan alquran doon na innal muluka iza daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata qawmiha azilla mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon buur yooyu doole yooyu bu ñu mosaan dugg ci benn village sax dañuy yàq dëkk ba jël ñi nga xam ne ñoo fa gën a tedd ñu toroxal leen loolu du woon guerre islam loolu moo tax gisoon ci seen guerre yooyu lan moo ci doon am bu ñu ñëwee daawuñu sax respecté li ñuy tuddee règle yi nga xamee ni moom lañ tëral ci guerre dañuy ñëw li ñuy tuddee yaakuluna al axdar wal yaabis xaw ma nu koy français di waxee loolu ñuy waxee la faune et flore moom mooy bu ñëwee lépp lay massacrer mais guerre islam amul lool parce que guerre islam dana wax ni déet Abu Bakr ba muy yebal Jays Usaamata ibnu Zayd ba mu koy yebal Yamaan ma lan la ko wax dana ko yéen a ngi dem guerre yi waaye yenente bi jàngaloon nañu lii na ngeen ko respecté de règlement yi mënu ko ban mënu ko fexe leen ba bu leen tamsil mutilation mooy boo leen jàppee ni même bu dee guerrier boo leen ko jàppee bu leen dagg nopp bu leen dagg loxo mën na dagg mën na dee gis nga mi ngi leen jàng mu ne ko beneen bi mooy lan moom mooy wala taqtulu cheikhan kabir bu amee màgget bu nekk ci biir bu leen ko rey gis nga wala imraatan jigéen bu fa nekk bu leen ko rey wala sabiyan xale buñ ko rey ak lan mu ne ko wala taqta'u sajara garab buy meññ bu leen ko dagg wala ndabatan gàncax buy sax bu leen ko yàq c'est-à-dire te loolu ci bi muy wax loolu mooy ñi ngi jëm ci fu ñuy reñ xoolal léegi tey li ñu def xale yi ay bouclier de guerre demal fu guerre am ci àdduna ay jigéen ak xale la def bouclier bu ñu tiiree ñoom ñooy njëkk dee loolu du islam gis nga kon gis nga wuute woon nañu trop ni ñu doon guerre ak yenente mu ne mu doon jàngalee kon daal guerre buñ koy wax ci ñooñu loolu rek la woon moo tax alquran mu ne ñoom iza daxalu qaryatan afsaduha bu ñu mosaan dugg ci dëkk dañ koy faagaagal lépp dañ koy yàq seen yoon di ci nekk tey loolu nga gis tey jii rek fu nekk ci arab yi kon noonu lañ doon guerre loolu misaal rek laa ciy joxe parce que kon animosité moo ko doon lal waaye antagonisme moo ko doon lal mais bu ñu ñëwee amul woon benn respect ci doomu aadama amul woon benn respect ci humanité lan lañ bëggoon rek moom mooy régner la ñu bëggoon rek mooy doon siyaada souveraineté boo xam ne yow yaa ko moom yow lu nga bëggoon moom mooy ñëpp di la dégg te lenente bi loolu taxu ko woon jóg kon gis ngeen ni différence ni mu wutee bu ñu jëlee ci garbu mooy Occident te bu ñu waxee Occident rek mooy li xew léegi doy na ci misaal xoolal guerre yi ñu guerre ya njëkk ak yu mujj amul benn boo xamee ni bi ngay guerre respecté nga loolu ñu tuddee valeur divin yooyu mooy valeur yi nga xam ne moom la islam jàngale xoolal réew yi ñuy occupation yi ñu def ci réew yi bu ñu ñëwee lu ñuy njëkk def mooy dañuy piller lépp lu fay richesse duñ ko wax waaye ci Afrique gis nañ li xew ci Libye gis nañ li xew Niger gis nañ fu nekk au nom de quoi ñuy jël alalu jàmbur pillage boobu loolu léegi la am ci jamono bi yonente mu musul xalaat loolu xoolal li xew Bosnie-Herzégovine Serbie ak Croatie Bosnie ak yeeg kii kon ak Serbie foofu la ñuy tuddee majzara mooy rey yoo xam ne ñu ñaaw ay milliers yenente bi li mu guerre yépp wax naa la ay 110 guerre mi ngi ko guerre ci 23 ans li ci dee matul 400 personnes kon amoon na benn respect te am na xeex yoo xam ne ni lim bi da doon romb ay milliers
kon lan la woon mooy ñoom seen guerre dafa nekkoon karrun wa farrun. léeg-léeg ñu jekku la nga daal di replier pour bañ a ñàkk ay nit ñu dem léeg-léeg nga jekku sax arrière may kële mu noy mais ñii moom buñ la jekkoo rek tawaat. kon gis nga différence bi loolu lañ gis ci Balkan URSS guerre yi fa amoon première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ñaata nit a fi dee li ñu gis ci colonisation yi africains yi ñaata lañ fi jël suñuy maam yi ku dem Gorée loolu da nga koy justifier. kon gis nga loolu te loolu may wax ni c'est tout récent boo demee golfe Somalie niñ fa def kon gis nga différence bi. kon li ma bëgg wax kon moom mooy yenente bi kon wuute na ak ñoom boo jëlee arab yi wuute na waaye boo jëlee occidentaux yi wuute na tamit ci ni nga xamee ni moom la doon guerre. moo tax ñoom seen bopp sax nangu nañ ko pour jeexal wane ni kon yenente bi wax dëgg yàlla amul morom ci guerre donte mënta ñàkk parce que lañ doon wax mal nécessaire la woon waaye mënta woon ñàkk parce que léeg-léeg sax dañ leen ko doon imposer mënta woon ñàkk léeg-léeg sax day doon nekk loo xamee ni pour vivre la wala survivre la du woon pour vivre de mais survivre la woon mooy bi maanaam sax boo xeexul sax doo dund. kon fa lañ toll woon parce que alxinaaq kaana shadida dañoo demoon ban xot leen. kon gis nga kon différence bi wuute na moo tax benn français bu ñuy wax Catherine Guillot ci Le Point la ko wax muy wax ni moom le fin Mohammed le fin prophète guerrier di décrire yenente bi nan la muuse woon ci xeex te loolu bi mu koy wax du dara lu dul nekkul woon soxoram la doon wax mais da daan wax yenn stratégie la daan def bu demee ba gis ni sax fii jaasi du fa dox mu indi fa jàmm te loolu du ko gis ba pare mu koy wax bay expliquer naan ni mu c'est-à-dire moom mooy li yéeme woon moom mooy musul nangu bàyyi ñi topp ci ginnaawam ñuy sonn en temps de guerre moom mu daal di wane ginnaaw loolu da ci wute keneen ko dul moom. li ñuy wax ni capitaine bi bàyyi bay navire bi di bëgg savire mu daal di daw capitaine bi bàyyi gaal gi yenente bi loolu musul guerre yi gën a métti keroog la doon gën a résister. Uhud pour ma wax leen mooy tax ñun la modèle la lu tax mu guerre mu nekk modèle mooy da ko dund. Ghazwatul Uhud lan moo ko fa dal dañu dem ba ndar képp leen ba jaasi dal ci kawam ba ñu damm ay bëñëm yu mag yi ba dagg mu daanu ci kàmb bañ ñi yenente bi dee na ba mu jógee lan la wax mu daal di jóg mu ne leen maa ngi nii de wanewul ginnaaw pour wane ni moom ak lu mu mënti métti da ko doon dékku daal di nag tëral beneen stratégie bi mooy mu dem di ñaan boromam stratégie mooy mu mobiliser encore troupam ba mbir ma na mu waroon ñaawee woon ko moo tax alquran dana wax ni wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maat aw qutila inqalabtum aqabikum beneen encore guerre bu ñuy wax Hunayn te nee naa leen yeneen bi musul am yéene rek dem di xeex toujours da daan nekk benn provocation bu jóge ci bit wala da daan nekk benn réaction boo xamee ni dañuy dafa réagir à propos ci lool bi mu ubbee Màkka ba pare keroog xam nga ne jàppoon na ni islam jeex na mat na comme ni ko alquran jaaxee iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta naasa yadxuluna fi diinillahi afwaja fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba keroog ñëpp dugg nañ ci diine kon jàpp na ni léegi 10 000 waa Màkka yële yokk ci waat seen 2 000 yooyu mu nekk ñaata 12 000 soldats 12 000 soldats kon amatul kenn ku ko yor ci péninsule arabe mooy ci golfe arabe amatul ko fa am kon li mu war a def rek moom mooy kon jàngale rek gën a yaatal gën a kii mais yaakaaratul woon ne am na ay noon yu koy sonalati mais foofu si la waa Xawaarizin jógee Xawaarizin mooy ay arab lañu Malik ibn Awf xëy mobiliser moom waa dëkkam yépp te ñooñu dañoo adroitoon ci fet
ba pare li ci gën a yéem li ma doon wax ni yenente bi tere woon ci guerre moom la def jiital xale yi jiital jigéen ñi jiital mag ñi waaye yemul foofu mooy mu jël sax bàyyi ma yi yépp jur gi loolu ku ko jël di dem ci guerre mooy lan mooy da ngay dem pour dee wala victoire rek mooy xalaatatoo ñibbi kon gis nga kooku ni mu leen mere ji mën a jël xale yi jël jigéen ñi jël bàyyi ma yi jël màgget yi jiital leen ci biir guerre ànd ak nag dëkk bi yépp ñu ne ko fan mu ne Muhammad dégg naa ubbi na màkk te xam naa léegi li ci des moom mooy fii moo ci war a des gis nga kon ñoom ni mu leen mbir mi tolloo woon mais xoolal guerre boobu li ci xew moom mooy Xunayn keroog te ñooñu dañoo li ma la wax mooy dañoo à droite mooy fett dañ ko mënoon bi ñu jëmeen fi ñu campé woon yenente bi ànd ak saxaaba yi ne comme ñoom ñi ngi ñuy fekk si nañ leen dem fekk si ànd ak nag la mu amoon ci fi ko jënd ak waa Màkk muy 12000 ñu daal di leen fekk kon soldat waaye ñoom ba ñu gisee ñi yaakaaroon ñi lim bi egg na fii mais xam nga foofu tamit li tax li yenente bi nekkoon ku yéeme ci jégga mooy keroog jullit ñi ba ñu xoolee par rapport la ñu amoon seen première guerre muy Badr dañ ñi lan nuxlabal yawma bil kasra tey bu dee mbooloo rek ñii moom du ñu xaj sax seen kaw parce que ñoom ba ñu nekkee Badr ñetti téeméer la ñu woon rek te duma woon ñun kon tey ñu nekk 12000 kon ñii moom benn dañ leen saax rek ñu jeex mais fekk mbir mi du foofu gis nga yàlla mi ngi leen di corriger waat ci benn guerre boobu ba ñu demee song gaañ ak seen bëri ndeke gaañaa ngi ci suufu montagne comme fett la ñu mën gaañee jël ci ñu bëri ba déstabiliser yenente bi ak ñi mu àndal ba ñu bëri daw sax ne daal 12000 ñu dem ba li des matul ay 200 kon presque défaite bi ñëwoon na ba pare mais pour wane ne yenente bi moom mooy général bi nga xam du mës a nan la def mu fexe ba mobiliser waat troupe am waaye mu fexe ba motiver waat leen waaye sax galvaniser leen waaye sax jiitu ci lan stratégie bi mu ne Abbas kaay mu ñëw mu ne ko Abbas yow xam nga sa baat bi boo waxee day jàll mu ne ko waaw te mooy mën nga yuux mu ne ko mu ne yuuxul gaañi ni leen man maa ngi ne Muhammad ana ibnu Abdullah wala kazib ana rasulullah wala kazib ne leen man maa ngi ni maay Muhammad ba tey lu mu métti maay Muhammad gis nga am na ñoo xam ne bu seen langu bi dee tas njiit ji ñooy njëkk a daw waaye te loolu bëri na lu mu yàq waaye njiit ji lu mu métti ñoom ñoo war a dis mu ne leen man maay doomu Abdallah man maay yénte maa ngi nii Bilaal yuuxu leen ni leen fàttali leen démb ana waa ahlu sajara ana ñi ñëkkoon ci man ak man di jaayanteeg man ci garab ga barki démb naan foo deewee ñu dee fa ñooñu yàlla doon wax laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta sajar gaa ñi gis nga am na fu mu leen laal kon ñoo waxoon démb commencé dellu si ana samasir ana ñi nga xamee ni ñoom ba ñuy ñëw islam xamu leen woon sax waaye tey jii ñoo yëkkati islam wuy si leen gaa ñi ku nekk am fu mu la touché gis nga gaa ñi commencé dellu am na saxaaba yoo xam bañ ko déggee comme dafa metti woon seen fas ya commencé woon nañ daw ndax dafa metti ba ñu bëggee tourné waat seen fas yi dañoo bañ ndax tiit waaye dañoo mujje ñoom bàyyi fas yi ñu dem ñu dox ak seen tànk xoolal motivation boobu xoolal allahu akbar ñeen bañ dégg loolu dañoo mujje libéré seen fas daal di ñëw dox seen tànk foofu nag yàlla moo ñëw moo tax yàlla mun leen da ngeen trompé li leen trompé moom mooy seen lim bi ngeen yaakaaroon te man dimbali naa leen amu leen limbutal moo tax mu ne laqad nasarakum llahu fi mawatina kathira wa yawma hunaynatin iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin mu ne xanaa fàttali leen guerre Hunayn keroog bi ngeen demee ba naan tey jii kenn duñu gàññe ndax ñun jullit dañoo bëri da ngeen fàtte xanaa mu ne waaye fa ngeen mujje mooy keroog suuf mujj na xat ci yéen de ba mujj gi yéen ñëpp ngeen daal di daw waaye yàlla neen suma anzala sakinatahu waaye man maa mujje ñëw intervenir malaaka yi yenente bi daal di jël suuf rek xëpp ba mu xëppee mu dugg ci bëti gaa yi kon miracle feeñ ña fa ndax da ko soxla woon ndax benn nga bu suuf bu mënee jël ay milliers dugg seen bët kuñ koo xëpp rek daanaka dootoo xam foo jëm nga daanu ñu fekk la fa victoire bi mujj a dellu si kon loolu li muy wane moom mooy
lan moo taxoon kon gis nga différence bi moo tax kon ndaw soos doon wax wala Catherine Guilhem doon wax naan kooku prophète la woon boo xam bu muus waaye guerrier la woon boo xamee ni kenn melul ni moom parce que lii moo tax mu dema keneen koo xamee ni ci ñoom la ba tey te aka ñoo ci bëri mën naa ci lim Victor Hugo mën naa ci lim Maurice Bucaille mën naa ci lim Maurice Bucaille mën naa ci lim Roger Garoudi ñu bëri ñu dul jeex mën naa ci lim Bernard Shaw bi nga xam ne Irlandais la moo gagné prix Nobel ci Muhammad ñoom ñëpp ñuy wax stratégie ak ni mu meloon ki ma ciy jeexal rek moom mooy Alphonse Lamartine orientaliste boobu lan la wax mu ne jamais un homme ne se posera volontairement ou involontairement un but plus sublime moom ci gis-gisam moom xalaat na ni nit mënul am projet objectif boo xamee ni bu réyee nii bu amee solo nii moo xam tey nga ko wala teyoo ko bu mel ni Muhammad bi mu ne parce que ce but était surhumain parce que nee na dafa dépassé woon nit mu ne xoolal fi mu tàmbalee zapper les superstitions interposées entre les créatures et le créateur dafa fexe ba li nga xam ne ay superstition la woon nga xam ne ay ñàkk caaxaan la woon nit ñi doon ko ñor te nekkul li nekkoon li doxoon diggante yàlla mi créé nit ñi ak ñi créé mbindeef yi ak mbindeef yi mu ne moom la fexe ba zappé ko mais yemul foofu fexe rendre l'homme à Dieu et Dieu à l'homme gis nga mu ne dafa fexe ba delloo nit ki ci yàlla waaye delloowaat yàlla ci nit ki yemul foofu mu ne restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos des dieux matériels et défiguré de l'idolâtrie mooy fexe na ba instaurer xalaat boo xamee ni bu rationnel la mais te moment boobu ba mu koy def fexeel ba delloo nit ñi ci tawhid ci wéetal yàlla ci moment bi nga xamee ni ñaata yàlla la nit ñi gëmoon ay caaxaan yoo xamee ni ay idolâtre lañu mooy ay jaamu xërëm la woon moo tax maa ngi interpeller jeunes yi baatu idolâtre et idolâtrie baatu idolâtrie moom la ñuy wax kii sama idole la idole mooy xërëm nit bu dee jullit li muy am mooy modèle kii sama modèle la bu la jikkoom ñeexee nga ni mais sama idole la xoolal cosaan bi il faut éviter ça te waa ji feeñoo ko moom Lamartine moo koy wax de mu ne boobu loolu moo xewoon ci arab yi parce que amoon na lu mat 300 et quelque mais yenente bi moo fexe ba génn leen mu ne encore jamais homme n'entreprit avec de si faiblesse moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines puisque il n'a eu dans la conception et dans l'exécution de si grands desseins. Lamartine mu ne boo xoolee Muhammad li mu def mooy boo ko bëggee mesurer rek ci kii du sotti parce que force bi nit di am pour mën ko def moom yenente bi amu ko woon parce que moom lan la amoon il n'a que lui-même moom kese la woon ak kan et une autre auxiliaire que d'un poignet de barbares mu ne amul woon lu dul benn groupe bu ndaw ñoo xamee ni sax ay kaw ay barbares la ñu ni ma ko mën a xëy ngeen baal ma ñooñu rek ñoo ko doon mooy saxaaba bi ñooñu nga xam ne ñu ngi nekkoon dans un coin du désert ñu ngi nekkoon ci benn ruq bu ndaw ñu mën a egsi fii kon gis nga moom kon affaire bi yëm na ko mu ne ba tey de mu ne enfin jamais un homme d'accompli au moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde puisque moins de 2 siècles après sa prédication
mu ne bu ñu xoolee Muhammad dëggantaan amul benn nit bu mën a taxaw lu toll ci ñaari siècle rek nga taxawal lu mel nii révolution bu mel nii amul ko mas a def waaye ci temps bu gàtt bi ak ci moyens yu ndaw yi ci temps bu gàtt bi gis nga moom mooy wax de mu ne amul ku ko mas a def mu ne xoolal l'islamisme prêché et armé régné sur les trois Arabes mu ne islamisme boobu nga xam ne moom la doon wootee nga xam ne islamisme boobu moo ànd ak armée boobu bi maanaa guerre ngi ñëwaat mu ne fexe na ba mu régné fan ci arab yi arab yëpp dugg nañ ci diine fi diine lay afaaja ci moment boobu mais yemul foofu mais conquérir à l'unicité de Dieu fexe na ba dugal loolu ñu tuddee tawhidullah yemul foofu fan la yem mu ne la Perse la Kyrgyzstan l'Inde occidentale la Syrie l'Égypte l'Éthiopie tout le continent comme l'Afrique subsaharienne plusieurs des îles de la Méditerranée l'Espagne et une partie de Gaule même Allahu akbar ci temps bu gàtt boobu ci doole jooju mu ne fexe na ba ak fépp ci àdduna bi Afrique Asie Europe une partie dëggal Espagne kon gis nga te kooku moyens yu ndaw la yoroon moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy résumé ko loo xamee ni ba tey jii moom la ñëpp tey di wax moom Lamartine mu ne si la grandeur du dessein la petitesse des moyens immensité du résultat sont les trois mesures de génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee dañuy mesurer nit ki ci fi mu xàllam fa mu yem ci yaatuwaay ñu xool ko par rapport ci mooy yu ndaw yu mu am yu mu tuuti ak résultat yu rëy rëy yi mu joxe su fekkee loolu la ñuy mesurer ne kii génie la ci monde moderne bii ñuy dund waxul bu njëkk ba de ci loolu la ñuy mesurer nit mu ne kan moo ñeme comparer Muhammad ak benn nit ci àdduna bi allahu akbar gaañ suñu plateau yi ñuy nekk di reyante yaakaar naa discours bi fii la war a jaar de Muhammad mi buñ ko waxaloon Sénégalais yi mu leer yaakaar naa dinañ wàññi coow lu bari ak xuloo bu bari mu ne kon may wax ne les plus fameux ña ca gën a siiw n'ont remué que des armes des lois des empires ils n'ont fondé quand ils l'ont fondé quelque chose que de puissance matérielle écroulée souvent avant eux mu ne ñoo ñu fi wax ñëpp di leen tàgg fondé wuñ fi lu dul ay empire ay puissance ay loi te buñ ko fondé sax loi yooyu ñoom balaa ñu fee jóge sax loi yooyu naax saa wala empire yooyu fàtte nañ leen ba mu des Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la yeneen bi doon jaax naan Muhammadur rasulullah Muhammadur rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuuhihim min asari sujuud zaalika masaluhum fi tawraat wa masaluhum fil injiil kazar'in axraja shat'ahu fa aazarahu fastaglaza
fastawa ala suuqihi yujibu zurraa liyagiza bihim alkuffar wa'ada allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Suratul Fatih. Yàlla ngi noonu, Muhammad a ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam. kon lan moo ñu war tey jii kon guerre du mës a jeex waaye ban guerre la ñu war a guerre bi ñu war a guerre moom mooy tey jii données yi dafa changé. bu données yi changé il faut que moyens yi changé. données guerre bi moom mooy changé, amatul koy rey naan ko dugal ci islam, amatul koy jam naan waaye lan mooy lan données yi changé na moom mooy islam fan la taxaw. yow journaliste bi sa plume, yow imam bi sa minbar, yow médecin bi sa blouse, yow menuisier bi sa marteau, yow jaaykat bi sa maandute, yow maçon bi sa wóor. guerre bi mooy lan? guerre bi moom mooy ku nekk li nga xam ne mooy yàqute ci kaw suuf, li nga xam ne mooy dëngate ci kaw suuf, li nga xam ne mooy injustice ci suuf, ku nekk guerre boobu da la interpellé tey jii. tey jii kon suñu guerre bi tey nekkul tey nekk ci plateau ku nekk di kañ sa bopp, ku nekk di fëgg ci dënn. suñu guerre moom mooy lan? moom mooy islam dañ ko diviser, islam dañ ko tooñ. te kat bu ñu sàgganul moom mooy buy daal suñu kaw ku nekk day seetaan sa borom ba ñu sàggal ko mu ne sama yoon nekk si bu ëllëgee ñu daal di fàggal la. comme li nag bu ñuul ba waxoon ukiltu yawma ukila sawrul abyad, man ñi ngi ma lekk keroog ba ñu lekkee nag bu weex ba ma koy seetaan. parce que gaynde ba mu leen bëggee song ñoom ñett xam ne mënu leen songandoo mu ne leen dégg ngeen ñuul te bu guddee kii weex bi moo leen feeñe bàyyi leen ma lekk ko ñu ne ko acca lekkal. mu dem ba ay fan mu jeex mu taseeg bu ñuul bi xonq di ko yow bu guddee bu ñuul bi moo lay feeñal bàyyil ma lekk ko mu lekk ko. ba mu demee ba mu jeex mu taseeg bu xonq bi lan moo ci des? est-ce que dafa jar pexe? ñoom ñaar la face à face la. mu ne ko xam naa dag may songu waaye bàyyi ma joxe benn leçon li man yaati baadi. mu ne ko lan? mu ne ko gaynde leçon bi may joxe rek mooy ukiltu yawma ukila sawrul abyad. mu ne ko gaynde man lekkoo ma tey, xam nga kañ nga ma lekk? keroog ba nga lekkee gaynde bu weex ba ma seetaan. kon tey jii tey ñi ngi diviser pour régner te loolu seen stratégie la. tey bëgguñu lu dul tey kii lii la kii lële la bu ñuy dóor ku nekk seetaan sa morom ëllëg yéen ñëpp ñu faagaagal leen. yàlla nee na wala tassalu fa tazhaba riixukum. mu ne bu leen tàqalikoo su ko defee ngeen vulnérable, su ko defee ngeen doyadi. déedéet def leen benn bloc. kon loolu moom mooy li nga xamee ni moom lañ bëggoon participer ci ñi nga xamee ni tey ñoom lañ ko wax loonu soppa yi xarit ni ñu doon seetaan ci média yi ci juste ci waxtu wi waaye may doon partager ak ñoom ci jàkk yi conférence yi tey jii lii nga xam ni feebar bi tey moo gàllankoor ñuy leen wax ni rek ni yéene baa ngi fi, xel maa ngi fi, pas-pas baa ngi fi, waaye nag laysa alaykum fi diin min haraj millati abaykum Ibrahim. yàlla nee na teguma leen mukk loo leen metti saa yeneen demee ba am ay jafe-jafe yàlla nee na dinaa leen indil ay solution. kon nañ ñaan yàlla solution yooyu ni mu gën a gaawee nañu gën a fexe ba respecter li nga xamee ni li ñu yaakaar ne buñ ko defee jàmm am nañ ko def, li nga xam bu wér buñ ko defee wér am nañ ko def. waaye bu kenn ni sama yoon nekku ci, ndax kat boo nee sama yoon nekku ci rek aaya baa ngay ñëwaat suñu kaw wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xaasa. ñax gu wow day moom mooy toujours lakk gu tooy, ndax ku nekk xam na ni ñax gu tooy kenn mënu ko taal, waaye bu ñax bu wow bi jàppee bu yàggee mu la ko. am na koo xamante tey bitigam tëj na te yoonam nekku ci woon, am na koo xam ne école am tëj na yoonam nekku ci woon, am na koo xam ne tey atelier am tëj na yoonam nekku ci woon. kon nag kenn bu mu ni suñu yoon nekk. yenente bi noonu la formé woon saxaabaam yi, noonu la leen jàngale woon ba ku nekk amoon responsabilité boo xamee ni bu jaree sax yow nga sacrifier sa bopp, nga sacrifier sa bopp ngir ñeneen ñu dund. loolu gis nañ ko ci benn xeex bu metti keroog bi nga xamee ni tey dañuy yaakaar ni bu kenn sacrifier sa boppam ñeneen ñi dund. ñetti saxaaba bi xeex bi méttee ku nekk blessé daanu, jigéen ñi ñëw di leen dox ndox. bi mu ñëwee mu koy waaj a jox ndox kenn ki onk ci ginnaawam mu ne ko joxoñ ko ne ko demal ci kale. mu dem ba koy jox ndox
mu keneen onkaat ci ginnaawam kooku ni ko jaral ci kële boo mu demee bay àgg ci kële kooku génn àdduna muy dellu siwaat ci keneen ki si topp kooku génn àdduna mu génnaat ki ci des keneen ki ñëw ndox ma noonu la desee alquran mu ne minal mu'minina allahu akbar moo tax mu ne walladina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuriduuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma utuu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xassaasa wa man yuuqa suhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflixuun yàlla mu ne xoolal ñii ñoom ñoo jël seen bopp li wala fi du sama bopp moo la gënal ngir bañ naa la waaye ñoom dañ doon wax ni yow sa bopp moo ma gënal ngir bañ naa sama bopp moo tax ñu sauvé ay réew yàlla mu ne te amul dara lu leen des seen dënn bu ñu fekkee dañu war a sauvé nit ñuy gënale nit sax seen bopp loolu ñuy tuddee altruisme mooy al isaar ba mu jaral nga dee keneen dund yàlla mu ne koo xamee ne not na sa bakken ba sa morom gënale sa bopp fa ulaika humul muflixuun mu ne ñooñu moom moo taxe kon ñooñu ashaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko ci diggante Saad ibn Rabia ak Abdurahman ibn Awf ba may brosé léegi Abdurahman ibn Awf ba muy jógee mag alal bu bëri la bàyyi woon daal di dem fekk Saad yenente bi sele benn convention boo xamee ni moom lañ tuddee fraternité entre al muhajirun wala ansar ñi nga xamee ni ay immigré lañu wala ñu tuddee leen ay exilé ak ansar mooy hôte yi mooy gan yi xamante wuñu comme niñ ko waxee kii daal di ñëw ni ko daga jóge Màkka yenente ma booleeg yow andi woo dara waaye kaaya ngi nii sama alal dama koy xàcc ci digg bi jox la am na ñu ne sama soxna am na ñu weddi loolu waaye beneen bi bu li wóor mooy sama tool dama koy xaaj jox la nga ciy bay waaye xoolal kële li mu ko wax gis nga bu doon tey man damay tëdd rek jaaxan waaye xoolal li ko Abdurahman ibn Awf wax ni ko barakallahu fi ahlik wa barakallahu fi malik wa barakallahu fi dayatik dullani ala suuq yàlla barkeel la yàlla barkeel sa alal yàlla barkeel sa tool waaye xam nga lu ma soxla yow Saad wan ma fan la marché bi nekk rek comme man gan laa mu ne ko marché bi mi ngi place sàngam waa ji bu xëyee dugg ci àll bi gor di jaay ba mu ko defee après ñi ëppat alal ci Madina ci la bokk ba muy takk la mu mayee foofu kenn mayewu ko fa kon gis nga ñooñu noonu lañu kon ñun nag ñoo des suñu seen ginnaaw ñun yàlla fàttewuñu de ndax ñun si laay jeexalee ñooñu la ñu woon wax naa ñi njëkk ñi lil fuqaraa muhajirin mooy ñoom Suhayb Rumi ñi bàyyi woon seen alal ba yàlla tàggaleen néew waxaan naa ñii nga xam ni ñoo doon ot yi ganale ba yàlla tàggaat leen waaye ñun nag ñun fan lañ toll ñun yàlla ndax ñun bokkuñu ci kay bañ a bokk ci ñun dañ cee bokk ci ndax alquran waaye bokk ci ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour jeexal nan lañ ci bokkee ngir yenente bi ci dundam gu mujj bi xëy ni gars yi yóbbu maa ngi dem Baqiya bu ma demee Baqiya xool saxaaba yi fi ñu tudd daal di dem Baqiya taxaw jooy gis saxaaba yi fa desoon lu mat 7 junni saxaaba mu daal di jooy ba muy jooy ma nga wax assalaamu aleykum ahla diyaar qawma muminin antum lana farad wa inna insha allah bikum laahiqun yaxfirullahu lana wa lakum maa ngi leen nuyu yéen ñu tëdd fii yéen saxaaba yu baax yi yéen de yéen a ñu jiitu te ñun insha allah danañ leen fekk si yàlla na yàlla jéggal leen jéggal ñu pour wane ni ñun ñii si lañ bokk yenente bi wàññeeku rek ñëw jooy ya gën a tar ñu ne ko looy jooy yaa rasulallah mu ne ashtaqu ila ixwati aw ahibati mu ne dama namm samay xarit samay frère samay soppe saxaaba yi ne ko waa déet bul ñu jaaxal yow yaa ngi jóge Baqiya jooy foofu ba pare ñëw nga ne da nga leen namm xanaa jóge woo fa léegi mu ne du ñooñu de ñu ne ko ñan la kon mu ne xawmun yaatuuna
min baadi yuminuuna bi wala yarawna nii mu ne ñi may wax sama ginnaaw la ñuy ñëw yéen ak seen ginnaaw dañ may gëm ba mu ne Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi wa sallam te ñoom gisuñu ma dañuy gëm mu ne ko kon mu ne mooy ñun ñii nekkate ko ñun si lañ bokk. moo tax yàlla tamit ba mu waxee ñële wax ñële topp si ginnaaw mu ne walladina jaa'u min baadihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم si lañ bokk loolu ñun ñoo ko moom yàlla nañ ci yàlla def yàlla nañ ci yàlla boole ñu ñaanal yàlla ñu koy dégg fu sori lënkaloo seeg Sénégal TV di kontaan ci ni mu ñu taxawoo ñuy ñaanal encore Bouba Production di suñu jorbaat ci taxawaay bii mu ñu taxaw ñu koy dégg bu baax nag di leen wax nag boo leen ko soxloo nag macha allah Bouba Production mi ngi fi ni ngeen ko woo wala ngeen woo nijaay ji incha allah yal na yàlla def jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu